régional d'hygiène de Dakar tey nag ñu ñëwoon fii ci Rufisque lancé fi opération bu am solo boo xam ne nii dafa jëm ci kër yi ndax bi mbas mi commencé ba léegi dañoo gis ne message buñ xam wax nañ ko nit ñi dañoo war a raxas loxo seeni loxo ak saabu ndox ak saabu kër yi dañoo war a désinfecté table yeeg objet yi nii séddoog yëpp loolu ñu koy def ak de l'eau de javel diluée mais loolu dañoo gis ne doyut donc il fallait que ñu dem ba ci kër yi mottali loolu mottali gi mooy ñu mën a leeral nit ñi expliquer leen nit ki bu dee raxas loxo ak ndox ak saabu pour mu mën a am bénéfice bi mu ci soxla dafay am nu mu ko war a defee. donc loolu dana am ay démonstration ci kër yi agent d'hygiène yi danañ dugg ci kër yi ànd ak bàjjenu gox yeeg président association ASC yi ak relais yi ngir wan nit ñi fàttali leen nan lañ war a raxasoo loxo pour que véritablement virus bii nga xam ne moo war a jaar ci loxo man ñoo wàll loolu man ko pratique boobu man ko fagaagal. dañ leen di wax toujours ne leen aussi surface yeeg commande télévision yi nga xam ne dañ koy jokkalante téléphone yi lu mel ne loka yi sonnerie yi ci kër gi yooyu tamit nga xam ne suñu loxo day bari lu mu ciy dem ku ñëw ku ne sa loxo daf cay jaar te kenn ku ne mën ngaa indaale virus bi yooyu dañ ko war di désinfecter régulièrement te loolu mën nañ koo def ci biir kër yi def ko ak eau de javel yooyu nag moom la ñuy jàngale bu ñu demee ci biir kër yi wan nit ñi dosage yooyu nu ñu koy defee assister leen xool nan la ñuy raxasoo ay loxo luñ ci war a modifier ñu modifier ko muy liggéey boo xam ne liggéey bu bees tàq la boo xam ne dañ koo lancé ndax gis nga pandémie bu dee dox jamono junee da ngaa war a xool ban stratégie nga jël pour mën a atteindre population yi pour que li am solo rek mooy li ñuy wax les pratiques essentielles familiales que nit ñi mën koo fonk di ko jëfe raxasu ndox ak saabu dafa doon loo xam ne pratique la boo xam ne ñëpp ko war a farataal di désinfecter ci sa biir kër ñëpp ko war a farataal loolu moo taxoon daal liggéey bi jóg ñu ñëw nag tey Rufisque ci mairie nord ànd ak monsieur le préfet bi nga xam ne moom moo ko lancé léegi ànd ak le maire ànd ak aussi le médecin chef de docteur Thiam ñëpp ñëw taxawuñu ñu lancé opération ndax liggéey bi ak liggéey bi santé def moo benn la ñun zone bu ñu war def sax di ko def sax docteur Thiam moo nu koy wax ne zone bii de wax dëgg yàlla gis naa ne mel ne zone à risque la bëgg naa agent d'hygiène yi dem fi waxtaan ak ñoom kon ñoom liggéey bi ñu def ñoom dañ koy def ci seen ndigal réeroowuñ ci niñ koy bëggee su ko defee xeex bi daal nekk benn xeex nit ñi nag ànd si ndax wax dëgg yàlla service yi ak docteurs yi ak maire yi ak autorité administrative yi lu nekk jàmbaar lii ñuy xeex pour que ñu mën ko fee jëlee il faut que population bi ñëpp engagé wu xam ne du ay caaxaan ndax ku gis li nga xam ne moo fi xew booba ba léegi même réew yi nga xam ne sax li ñu yor ci ay moyens du jeex waaye mënuñu fexe ba jëlee ko ci seen réew war nañoo xam ne kenn ku ne war nga amaat taxawaay bu bees tàq aar sa bopp aar aussi ki ngay waxal ndax loolu tamit yaakaar naa ne àq la yoo xam ne nii sax ñun dañoo war a seet ne man su ma ko jëlal pour aar sama bopp it mën naa cee wàllu nit te loolu boo ko wàllee àq la ndax wax nan la ne lii nga war a def soo ko deful rek boo ko defee xamal ne am na lu la ci topp ëllëg kon daal loolu moo doon waxtaan bi. en effet ça nous encourage beaucoup ndax quand même nit ñi ñun xam nañ son engagement ndax yéen ni ngeen ko xamee ba tax ngeen di ko jox raay bi defe naa ne ñun ñi liggéey moom bis bu ne xam nañ loolu. donc ça ne fait que confirmer moom taxawaayam surtout nag taxawaayam bi au niveau communautaire parce que service d'hygiène rek du service police loi bi daf la wax ne texte yaa ngi nii na nga ko appliqué waaye nag am nga mission dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom xamal leen liñ war a def yan pratique yan comportement lan mën a am pour que wér-gu-yaram gi mën a jëm kanam te loolu mënuñu ko def fekk nit ñi xamuñu ko donc il faut ñu organiser nit ñi ànd ak bàjjenu gox yi ànd ak relais yi association yi ñëpp kenn ku ne fa nga nekk nga jàpp ci di waxtaan ak sa mbooloo ngir ñu jël mesure barrières yi gën koo fonk gën koy doxal loolu dafa am solo kon nag bu ngeen demee yéen ba jox ko raay buy wane ne yéen am ngeen ci moom mbégte day mel ne raay boobu ñun ñii ngeen ko jox ndax bu doon leneen it noonu la ñuy naqaree kon nag véritablement ñun loolu daf ñu honoré te nous sommes très fiers te danañ ko yeggee aussi autorités yi nga xam ne nii ñoo na fi yebal. waaw contentement lañ ci am ñëw fii teewal fii monsieur Sëñ Babacar Kane mi nekk préfet département bi
moom ñu nga xamante ni yeneen yitte ñoo ko téye mu yebal ñu fii pour ñu teewal ko fi donc contentement bu rëy la ñu am si ñëw fi di sant aussi service d'hygiène mi am xalaat bi pour jóge ci mission police bi dem di léegi di sensibiliser nit ñi di dugg ci kër yi di leen jàngal ay gestes yi nga xamante ni dinañu mën a désinfecter seen bopp seen kër loke yi lépp lu nga xamante ni jëmtukaay la ci kër gi te ñëpp di ko bokk ñu jàngal borom kër bu nekk noo koy désinfecté ci ndox ak eau de javel kese donc ndox eau de javel ak éponge donc acte la bu ñuy rafetlu te di wax disponibilité autorité administrative yi pour accompagner service d'hygiène ci liggéeyam boobu contentement bu rëy daal la. waaw way jur yi la ñuy dénkaat xeex bi mais avant muy àgg ci way jur yi acteurs communautaires muy bàjjenu gox yi délégué de quartier et imam ñooñu lañ fi convier tey pour wan leen gestes yi nan lay demee ñooñu moo tax ci sama discours maa ngi leen di wax ni maa ngi leen di ñaan ñi jël liñ leen fi jàngal tey ñu yeggee ko ci quartier yi ñu àggale ko ci biir kër yi ku nekk foo dem nga jottali ko nit googu jottali ko keneen donc bu boobaa chaque parent bépp waajur bépp borom kër yow yaay propre responsable désinfection sa kër. yaa ko war di désinfecter quotidiennement. mel ni préfet oote waat na pour ñu remobiliser askan wi par rapport ak xeex bi. si préfet woote na acteur yëpp woo na maire yi woo na bàjjen gox yi woo na responsable école yi médecin chef yeeg tout le monde le préfet woo na leen lundi passé pour ñu boolewaat te ñoo ngi am njott bu rafet ni combat bi dinañ ko gagné ndax maire yëpp aussi wane nañ seen disponibilité pour accompagner comité départemental. waaw loolu dama ci remercier waat encore monsieur le maire Mame Oumar Mané ndax altine bi jàll rek le médecin chef bi wax ni am na soxla ci ambulance te ba mu ko waxee altine noo ngi tey jeudi le maire ñëw jël ambulance médicalisée mettre ko à la disposition du médecin chef donc loolu dañ ciy remercier médecin chef te dañ ciy remercier monsieur le maire te di invité yeneen maire yi aussi ñuy mën a imiter genre action yu mel noonu. waaw yëg-yëg la kontaan naa si trop may remercier ki nga xam ni alors moo ko def muy Major Faye alors Major Faye nag je crois que ñëpp wax nañ ko fii liggéey bu muy liggéey au niveau de la ville de Rufisque noonu la koy defee au niveau du département donc il a une mission de devoir mu xam ko di ko def donc li ma wax léegi rek laay waxaat dañ koy ñaanal daal yàlla may ko wër yàlla bàyyi ko ak sagoom yàlla musal ko si cat en tout cas ñun gis nañ li muy def mu ñuy assister bu baax à chaque fois ñu soxla ko buñ koy woo séance tenante mu wàcc ak équipe am donc ñu ngi koy féliciter di ko encourager di féliciter équipe am di encourager. waaw loolu wax naa ko léegi si nataraan bi Covid bi amee ba léegi ñun ñu ngi koy def au niveau de la commune de Rufisque Nord on est très organisé délégués yi 57 délégués la fii maa ngi leen jox siège fii les conseils de quartier maa ngi leen jox siège les bàjjenu gox chaque fois on travaille avec elles. Les relais communautaires la même chose les imams surtout les imams Covid bi bu mu jëkkee ñëw li ma jëkk a def si imam yi mooy ñu ñaanal réew mi ñaanal adduna bi loolu aussi bu ma génnee léegi le président des imams sont là par rapport à la deuxième vague dinaa leen ne ñu ñaan parce que ñaan bi am na solo balaa bu amee li koy dindi mooy ñaan ak jikko waaw donc daal dinaa gis léegi alors le président des imams ñu def ñaan alors et les mesures de barrière ñu respecté ko oui merci. jërëjëf prise en charge à domicile boo ko déggee mooy nit ki bu feebaree li ñu daan def mooy dañ ko daan jël yóbbu ko hôpital ci mbas mi mais léegi dañu seetlu ni nit ñi nga xam ne ñoo feebar dañoo ëpp bu baax a baax lal yi nga xam ne ñoo nekk hôpital. léegi nag ministère de la santé ak kàngam yi fa nekk ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ñu seet ni nit ñi nga xam ne dañu feebar ñëpp jarul ñëpp di dem hôpital am na ñoo xam mën nañ toog seen kër ñu faj leen seen kër ñu wér ci seen kër loolu nag la ñuy tuddee prise en charge à domicile. loolu nag dafa am ay nit yoo xam ni mën nañ ko am nit yoo xam ne mënuñu ko loolu luy tax ñu xam kan moo mën a des këram ak kan moo mënul des këram loolu la ñuy wax évaluation boobu nag ku koy def mooy ki nga xam ne mooy médecin bi ak équipe am
bu fekkente ni dañ la defal test nga positif médecin bi ak équipe am dañuy évaluer bu ñu la évaluer gis ne yow mi mën nga toog sa kër pour ñu faj la nga toog sa kër ñu faj la te seetlu nañ ni toog sa kër boobu sax moo gënal malade yi te ñun aussi moo nu gënal parce que du am problème parce que nit ki ci environnement am lay nekk dafay continuer nekk ak waa këram jël ay gestes barrières am du wàll waa këram te di faju ba mën a wér. gis nañ ni ñun bu ñu deuxième vague bi commencé ak léegi daanaka ci ñaari weer jëm ñett la toll am nañu téeméeri nit ak juróom fukk ak ñaar yoo xam ne am nañ ko kon day wane ni deuxième vague bi moo gën a bari li mu laal que première vague bi parce que première vague bi ci fukki weer ak benn ñi ngi am ñetti téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak benn donc da ngay gis kon di deuxième vague moo gën a bari ci li nga xam ne loolu mooy nombre de cas yi nga xam ne ñoo infecté loolu aussi buñ ko seetloo ñu daal di dugal li nga xam mooy prise en charge à domicile loolu bu ñu ko dugalee seetlu nañ ni téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom ba même léegi juróom-ñett fukk yi ci téeméer boo jël ñu ngi toog seen kër ñu leen di xool di leen saytu di leen faj ba ñu wécc ci seen kër loolu aussi nekk na loo xam ne avancé la bu am solo ci prise en charge à domicile bi ci li nga xam moom mooy xeexu mbas bi. waaw saytu bi ñu ngi ko ñi ci ñàkk seen bakkan seetlu nañu première vague bi ci Tëngéej fukki nit ak ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan ci fukki weer ak benn loolu boo xoolee dafa mel ne benn nit weer wu nekk wala lu ko ëpp tuuti. waaye boo seetloo si li nga xam ni moom mooy ñaareelu vague bi seetlu nañ ni ci ñaari weer daanaka am nañ juróom-benn nit yoo xam ni mbas mi yóbbu na leen laaxira te loolu aussi dafay wane ni li nga xam ni moom mooy ñaareelu vague bi moo gën a metti ndax boo seetloo daanaka boo defee li nga xam ni mooy moyenne bi daanaka ñaari weer bu nekk ñaari nit wala ñett dinañ ci faatu te loolu aussi dafa nekk loo xam ni doy waar la kon il faut que ñu gën a góorgóorlu li ñuy dénk askan bi li ci jiitu mooy d'abord ñu nangu ni feebar bi am na d'abord parce que tant que nanguwuñu feebar am na duñu ko xeex pour nga mën ko xeex da ngay nangu ni am na d'abord bu ñu nangoo ni am na ba pare nag lii ñu digle tegtal yi kër docteur joxe yooyu ay tegtal yu efficace la yu mën ci jàngoro ji dara la ñu def ko su ko defee jàngoro ji génn ci li nga xam ne di sant ki nga xam ne moom mooy le maire de Rufisque Nord muy Mame Omar Mané ndax keroog bi nga xamee ni préfet du département di Serigne Babacar Kane dafa woote woon altine li ñu doon wax comité départemental de développement muy CDD ba mu ñu woowee woo ñu ñun médecin yëpp ku nekk mu laaj la lan mooy sa jafe-jafe ñun nag jafe-jafe bu ñu amoon mooy jafe-jafe ambulance ndax liggéey bii ñu leen wax ne da nga war a di wër di seet malade yi wër di yóbbu ay prélèvement di prélever malade yi nga xam ñoo nekk seen kër ñu leen di saytu ñu leen di xool loolu da ngay soxla li nga xam ne mooy jumtukaay yu mel ni oto te oto boobu aussi ambulance da ci am solo lool ñu wax préfet ni que ñun soxla nañu ambulance altine la ñu wax ni préfet soxla nañu ambulance tey alxames mu may ñu ambulance loolu day wane rek ni wax dëgg yàlla donc Pastef la loolu aussi ñu ngi ko ci remercier bu baax di ko ñaanal li nga xam ne moom la yéene yal na yàlla mottali ko di ko gërëm di ko sant jàmbaar la wax dëgg yàlla ndax yàgg nañu ak liggéey ak moom ñoom ñëpp aussi jàmbaar lañu di wax ne Tëngéej moom laaw la cat dañ fi nekk ak ñoo xam ni macha allah ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax suñu ay autorité muy autorité administrative yi macha allah autorité locale yi macha allah waa kër docteur aussi ñu ngi góorgóorlu seen kéemtalaay kattan